Hello mes amis, je vous salue à toutes et à tous, où que vous soyez. Je vous salue, surtout à mes abonnés. Je vous remercie encore une fois. Merci du fond de mon cœur. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez plus les vidéos. Commentez, likez aussi. Ok. Aujourd'hui, je ferai une vidéo qui sera un peu plus courte, oui, que d'habitude. Parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui n'ont pas assez de temps pour les vidéos longues, pour les suivre tout. Je ferai de mon mieux pour que la vidéo soit plus courte que d'habitude. Tey nag góoru Sénégal laa bëggoon waxal. Sénégal ou Afrique en général. Afrique, parce que góor Sénégal seen comportement boo demee Nigéria même chose, Gambie même chose, fait même chose. ñoom daal sotti ci def ci lañu. waaw seen comportement pas ñëpp nag parce que am na góor ñoo xamante ne tu te demandes est-ce que lii ba léegi sax am na góor ñu mel ni ñuy exister et pourtant am na góor ñu baax ndeysaan góor ñu baax a baax mais am na ci ñi nga xamante ne lépp li ñu xam def ko ci àdduna mooy toroxal seeni jabar man xawma dangay gis xale bu nekk fee doon sëy ba xëy sëy bi doxatul mu ñëw kër yaayam ndeysaan génn rek nga gis dëkkandoo ba moo diw tas na sëy ba de kii de xoolal këram boo fa demoon manqué wu fu dara buñ la nee toogal sa doo toog doo ñemee toog dépense ma ak lépp ma matoon yaa ngi wax li nga xamante ne wóoru la di prononcer ci sujet bi nga xamante ne maîtriser woo ko xamoo lu tax mu tas xamoo lu tax mu jóge fa xamoo lu tax mais ñeme yàlla rek sëy yow mii di wax nga fooge ne joxe dépense bu mët rek wala kër gu rafet mooy sëy c'est au-delà de ça. Première chose bu ñu soxla ci sëy mooy respect. góor bu nekkee yow da jigéen dangaa war a respecter góor dangaa war a respecter sa jabar comme ni nga respecter sa yaay bu dee respecter nga sa yaay bien sûr waaye góor boo xamante ne danga yor sa jabar mu ne ci koñ ba mer nu mu war a mel am personnalité ñëpp respecter ko ñëpp nawloo ko yow nga ñëw rek ci biir koñ ba foog ne lépp lu yàlla wàccee lu takk sër rek pour yow la waccoo jànk ja waccoo jeeg ja waccoo màgget ya waccoo kenn loolu amul lu ko gën a humiliant loolu góor bu koy def bu ne xamal ne yaa ngi humilier sa jabar d'une sorte bi nga xamante ne non loolu dafa humiliant. Excusez-moi, c'est mon fils. Tu arrêtes Ricky, s'il te plaît. Tu arrêtes. Loolu dafa humiliant. nga yor sa jabar mu mel ni mu war a mel am lépp li jigéen di am nga ne déedéet yow lu yëngu rek yaa ngi ci lu jigéen bu kii rek nga foog ne yàlla yow yaa tax mu wàccee ko mais loolu dafa humiliant xamoo nakar bi ngay teg sa jabar nu mu tollu. ñu jóge foofu am na ñoo xamante ne dañuy foog ne violence mooy ne rek dóor du rek sax te violence boobu ça devient de plus en plus un phénomène bi nga xamante ne dafa gën a bari nga yow maye sa doom ñu jàpp di ko dóor suba guddi bëccëg nga naan ko muñal am na benn cas bu ma kii noonu Dakar bu ma gis ci dans les réseaux sociaux Dakar ba xale bi mujjee dee. man dinaa la may sama doom nga jàpp di ko dóor guddi suba bëccëg ma naan kaa muñal non man parent maay sol sama daal ñëw wax ak yow li ma la war a wax mayu ma la mbaam nit laa la may boo ko mënee toppatoo nga toppatoo ko boo ko mënul nga delloo ma ko bu dee lekk mën naa ko jox naan mën naa ko jox waaye dóor duma ko nangul kenn mu di ko def sama doom. ak leneen li nga xamante ne moral leneen li nga xamante ne verbal
pardonnez-moi verbal. yàlla sàkk na façon góor yi nga xamante ne des fois da ngay ne ñii est-ce que ay nit lañu. ils sont pas des représentants de Satan sur cette terre. bu ñu tijjee seen gémmiñ pour wax ak seen jabar rek c'est pour wax leen lu leen metti am na góor ñi nga xamante ne léegi ñoo dàgg sante ñoo gën a foroxle làmmiñ que jigéen ñi xaste buñ toogee xas seen jabar danga naan ñii est-ce que ay góor lañu sax. muy phénomène yi nga xamante ne dañ koy gis chaque jour ci kër yi xamuñ na mu toll. jigéen nekk ci sëy di fa am nakar dóor wax lu metti doxaan suba guddi bëccëg mais yow loolu dépense bi ñu lay jox doo ko gis kër gu rafet yi ngay am doo ko gis mu doon yi nga xamante ne jigéen ñu bari ñu ngi fay jóge di feebar cancer cardiaque tension goitre jóge fa dee yow amaana jour bi nga dee jigéen ñi ñëw pour jaale si moom mi ngi xippi bëtam talul yow mi dee de mais mi ngi xippi bëtam di xool kan la ci war a takk ku ñàkk du yow ku ñàkk du sa njaboot. jigéen da ngeen leen war a respecter góor bu nekk fii ci kaw suuf à part yàlla jigéen a tax nga juddu. jigéen boo amul mag bu jigéen am nga rakk bu jigéen sa biir kër te buñ ko defee yow ne ngay def doomu jàmbur du la neex. jigéen dafa doon li nga xamante ne fleur la fleur bi nga jël jëmbat ko sa kër nga war di ko arroser chaque jour saa yoo xëyee toppatoo ko entretenir ko pour muy gën a naat di neex a xool. jigéen noonu la rek boo ko deful fleur boobu day xëy rek ne la pax te day fekk ba nga ko jëlee kër ndeyam mi ngi war na ni mel na mu war a mel mais day xëy rek kenn du ko xàmmeeti mu room ñu naan kii diw déedéet kay kii ni mu mel léegi ku ko teg yow. na ngeen changer ci góor Afrique laa gis góor Sénégal nga nekk ak sa jabar di ko làkkatu di nga dund ak sa jabar 40 ans 20 ans 30 ans du xam sa yow li ngay fayeeku lan la ñaata la nëbbatu. sa jabar dafa war a doon sa complice sa confidente sa yaay sa jabar sa yëpp en même temps munoo di ko làkkatu danga ciy gis góor bi nga xam te ne bu waree génnee xaalis sax day daw dugg ci ruq pour génnee xaalis bi wala dem ba ci duus ba làkk tëju fa pour génnee xaalis ba soo man munuma comprendre loolu quand même munuma comprendre loolu. na ngeen toppatoo seen jabar respecté leen bàyyi ndulli bàyyi wax ju bon ji ngeen leen di wax bàyyi doxaan gu métti gi doxaan suba doxaan guddi doxaan bëccëg doxaan fajar bàyyi leen doxaan gu métti gi ngeen respecté jabar yi. te am na beneen point bu ma bëgg a wax aussi parce que jalousie ak soxor bu leen foog ni ci jigéen rek la am na ci góor aussi dangay nekk ak sa xaritu góor mu teg la bët soxoree leel parce que yow yaa ngi am jabar ju jekk ju rafet ju mel ni mu war a mel di la gérer togg fóot paase yépp moom amu ko. bu ñëwee non booy yow tàppet nga booy yow génnatoo booy yow sa jabar daf laa jiital rek nga commencé rek di sa xilaaf naanoo léegi dangay doon góor dangay changer muy woy yooyu sa nopp ba xëy tasal la si sëy moom mi ngi toog këram de di sëy sa jabar bu demee moom mooy ñëw sëyal la du la sëyal de loolu dof yi ñoo koy def te bëri na fi. man gis naa ko ci ne jabaram man sama xarit ñoo ma la gënal bu xëyee ne mes lekk këram xamul lu mu mel naan këram xamul lu mu mel xarit yi ba tooxu doone daal ko xarit yooyu ñépp a ko bàyyi. C'est ça la vie. Il faut à chaque fois apprendre de la vie, apprendre de ses erreurs. soxor du ci jigéen ñi rek la am ci góor ñi sax dafay am. na ngeen fonk seen jabar di leen toppatoo di leen arroser comme ni ma ko waxee fleur la fleur seen jabar comme ay fleur yi ngeen jëmbat la da ngeen leen di arroser di leen wax ju neex des fois nga ñëw sa jabar xaw a froissé sa nga ne ko mais bébé maman qu'est-ce qui se passe tu es malade ou tu as quoi je ne te vois pas kii aujourd'hui wala nga gis bopp bi xaw a froissé mais bébé lan la sa bopp bi dafa ràpp doo leetu ji wala kii
dee leen adopté comportement yooyu waaw loolu laa amoon lu may wax ak yéen tey te mu tey loolu la woon ñu joxante dox daje beneen vidéo partagez leen vidéo likez faites tout ce que vous voulez merci beaucoup